monsieur le ministre léegi avant muy ñëw wax naa ko Amar aussi bi ñu ñëwee tey ci suba di taxaw ci suba avant mu bi ma yëgal conférence de presse bi mu war a def yàlla dafa def ma bokk ci parti Rewmi ànd ak président Idrissa Seck bi nu demee ba ci weer wi nu nekk le premier ci weer wi année passée le 19 octobre mu woo ma ni ma moom de daf may laaj ñaari mbir dafa xalaat le président Macky Sall daf ko proposé ñaari mbir nu def gouvernement union nationale wala li nu tuddee les statuts de chef de l'opposition ma ni ko bu fekkee ni ci sama xalaatu bopp la man loolu gisuma ni dañu ko war a def ay opposants la mais nag boo amee xabaar boo xam te xamuñu ko ñun looy def ñun na ngi ci sa ginnaaw ma ni ko ñun waa Louga dañu am benn ñun guide li ñu ci xam mooy topp ma ni Louga boo fa demee am na benn guide boo xam ni dundatul te du nit sax far mais lu mu wax nu def ko loolu mooy bant bi silmaxa di yor mu tudd tung bu nee silmaxa si taxawal mu taxaw bu ko nee kàmba ngi ci sa kanam mu d'accord à plus forte raison que une personne bu nekk sa kanam nga xam ni yéen a bëgg loo bëgg boo gisee nu ànd ak Macky Sall mooy defar réew mi ñun na ngi ci sa gannaaw nan àndi jeeg président Macky Sall nu toog ba jamono yële weesu mu ni ma naka ngeen di demee ci local yi ma ni ko en tout cas bu soobee yàlla man dama jàppoon ni bu ma paree sama mandat damay retiré yu mais population bi ñu ci bëree bëri yaakaar naa ni duñu ko ci bàyyi am na benn autorité bu mag bu ma sa nekk fii daf ni ma boo narul woon a déposer sa candidature man maay autorisé mais dinaa ko autoriser nu mars pour nga defaat sa candidature mu ni ma nag comme que ànd nañu ak Benno Bokk Yaakaar incha allah commune ba nga nekk yow fay nekk mandataire bokk Benno Bokk Yaakaar am sama benn xaritu ministre bu ni ma ah ñun kat bi nu amee conseil de ministre maag sama doomu bàyyi le ministre Moustapha Diop doon nañu waxtaan ci loolu ma ne ko jërul muy waxtaan ak man heure bu ma nekkee Benno Bokk Yaakaar ku nekk Benno Bokk Yaakaar ci département bi ak ci commune Louga ma bëgg ma bañ yow lay jàppale bu soobee yàlla kooku benn raison la beneen bi mooy Amar Thiam Amar bi nu nekkee ci parti ba léegi guddi ak bëccëg muy jël alalam ci lu mu yor lu mu tuuti tuuti dana ko jël def ci parti bi fu ma nee ko aywa mu ni aywa kon mboolem lu mu dugg lu nekk dinaa ko ci gunge kon may xamal tey le ministre Moustapha Diop ak Amar Thiam en tout cas Louga tey xam naa ni xaw a góor gi dafa xaw a sob tuuti moo tax mu ñëw mais commune jàmbur la mais yàlla def na am na lu ma fi am mbooleem samay militant ñi ma am ci Louga maa ngi leen di wax ñoom ñëpp nañu ànd ak Amar Thiam jàppale Moustapha Diop pour incha allah du ma yem foofu kenn ku ci nekk dinaa la woo téléphone ñoom ci seen bopp ñu ci bëri gis naa leen ci ñi jiite am nañu fi 23 associations am na ci benn am na ci 14 yoo xam ni ki leen jiite moom nag nee na dem na ci geneen kuréel mais ci même jour bi laa wax Amar ak journaliste yi fi nekk nu daje yaat ci salle de délibération bu commune bu ngay diile nu wax ni moom kese dem li may yëgal samay militant nanu ñëw ci gannaaw Amar Thiam nu jàppale le ministre Moustapha Diop pour nu xalaat ko su ma sañoon nag conférence de presse bi damay ñëw toogandoog yéen ba mu jeex mais sama premier adjoint dañoo nekk ci liggéey ñu nit ma ngi toog ci escalier yi di ma xaar ñëw na léegi kon egsi na léegi moo taxoon ma ni damay jël kàddu te génn dem fekk ko ci nee na nu ma egsi na nii waaye xam naa ni liggéey la may doy Amar ba léegi mën nga noo may nu ànd demaat continuer suñu liggéey bi nu doon liggéey de toute façon maa ngi koy wax le ministre heure bu ñëwee Louga na ma woo danaa ko jàppale lu ma man di man ci biir commune bi te incha allah am na lu ma fi man waaye maa ngi koy ñaanit na ma jàppale ci sama biir commune lu mu man ne ñàkkul moom it lu mu faman asalaamaaleykum. La rencontre entre deux grands hommes, le ministre maire Moustapha Diop, élu depuis 2014, qui a dirigé 7 ans la mairie de Louga, le conseil municipal, le représentant de Rewmi, Amar Thiam, conseil municipal avec qui nous avons travaillé dans la contradiction bien sûr, ce qui est tout à fait normal dans le cadre d'une démocratie, mais aussi dans la complémentarité parce que Amar, on ne le présente plus, est un Lougatois engagé, quelqu'un qui aime sa ville,
qui défend sa ville, qui défend les intérêts de sa ville et de son parti, le Rewmi, qui respecte effectivement les décisions au-dessus de son parti. C'est pourquoi, quand le président Macky Sall et le président Idrissa Seck ont décidé, dans le cadre du Mburok Sow, comme nous le vivons aujourd'hui, de réunir leurs forces pour diriger ensemble le Sénégal, nous aussi au niveau de la base, ils ont accepté de coaliser, de se retrouver pour battre campagne ensemble, mobiliser les Lougatois ensemble et gagner les élections et diriger Louga pendant les 5 années à venir. Aujourd'hui, c'est le Mburok Sow en marche. Comme nous Macron a dit, n'est-ce pas, sa campagne, la République en marche. Merci à Amar Thiam, fier aujourd'hui et heureux de te retrouver. Nous avons vécu dans l'adversité. Man ak yow, pour ne pas dire Moustapha Diop. Mais nous n'avons jamais été des ennemis. Il y a effectivement, dans le cadre de la vie politique, des moments où quelqu'un connecte qui est donc défendre, ça c'est la contradiction. Et c'est le moteur de l'histoire. Et l'autre aussi est de source de progrès. Louga avance parce que il y a aujourd'hui des jeunes compétents à l'image d'Amar Thiam, des jeunes dynamiques, engagés, des jeunes qui aujourd'hui ne sont pas prêts à brader leurs principes, des jeunes qui ont une éthique, une morale, effectivement, le patriotisme, effectivement, c'est un amour pour leur patrie, c'est un amour pour leur vie. Et ça, je le reconnais. Même si à un moment donné, on a eu des heures, et ça, je le dis, ça, tout ça, c'est dans le cadre, effectivement, de la vie et de l'animation de la démocratie. Moi, je suis opposé au moi kenn mus ñoo dégg ñu wax ci ministère ci gestion bi nag li ñu seq muy conseil municipal keroog ba ñu toogee mu gagné am majorité dañoo ñëw ni kuy maire mu yëkkati loxo moo am majorité man suñu liste 4 personnes la woon ma yëkkati xam nga lu ma ko doon wan fii ba conseil bi di jeex am nga koo xamante ne si danay surveiller li ngay doxal te loolu jéem nañu ay converse grave maanaam ndaje yu bari pour ñu ànd liggéey. Mais dama ni leen li ma Lougatois yi confié wu nañ bàyyi ba mu jeex leneen lu ñuy xool ñu xool ko far nag yàlla dogal mais suñu ñaari kilifa ci politique ànd te ku seetlu sama posture depuis le 1er novembre ak léegi waxatuma ci politique. conseil municipal sax pour bañ a gêner sama politique damaa toog dégg naa ko benn bis mu naan moom anamu xanaa du ngeen ko woo ana Amar am jàmm bay bëgg a dee donc loolu aussi bañoon a gêner la moom tamit. am na flair politique parce que xam nañ du ma fa ñëw ñu toog nag di observer di analyser di déglu suñu parti mais nag déglu nekk aveugle parce que Louga tamit li fiy dox daf ñu ñor lu développé Louga daf ñu ñor mënoon nañoo waxtaan juboo comme mënoon nañoo bañ a juboo mais yombal na ci lu bari parce que liy jubóole ay nit yoo xam ne yéen a bokk ambition mooy développer. Parce que moi, je suis un dénominateur commun. Moi, je suis développé. Nga seddu ko cër bàyyi ko xel mu ñëw yor entité politique ngeen nekk ci alliance ndax nag ñun réew mi lañ bokk alliance moo ñu boole ak moom mais alliance bi dama koy wax tey les présidents Macky Sall et Idrissa Seck sont tenus d'être ensemble ak lu mënti xew ëllëg ci politique Macky bu bàyyee Idi du baax Idi bu lâché Macky du baax donc ñun ñi nekk ci base bi dañoo war a waajal loolu cere ak soow dañ ko wax nit ñi jàppe ko café mburoog soow defe ni lu kii la maintenant mais lu profond la donc mburoog soow bi nag bi ko président Idrissa di théoriser lii mooy suukar si wa président nag Gloria mi ngi ñëw kon Sénégal nañ am yaakaar nañ am yaqin ni ñaari kilifa yooyu mënuñoo séq réew mi di bañ a dox Sénégal nag comme Afrique ak àdduna bi dafa jànkonteeg ay mbir yu doy waar donc ñun am nañ yaakaar bu baax ci ànd bi di nga ci dégg lu nekk nag parce que sa adversaire ak ki la soxla woon choix boo mënti jël il faut mu créer ci leneen kii moo fi nekkoon di àndul ak moom 7 ans lu nekk mu wax ko
dégg naa sax ñu ni kan mooy jooylati Louga kan mooy défendre ti Louga loolu nañ ci ñooñu naa leen tontu bu dee loolu rek mooy seen jafe-jafe na seen xel dal parce que li ñuy ànd nii mooy défendre Louga du liggéey ko donc danañ ko défendre comme niñ ko doon défendre te dinañ transformer cette ville là parce que am na lu ñu ci jot a junj man ak moom te xam naa ni li nekkoon sama xel mi ngi ci xelam ñun pare woon nañ ci lépp parce que boo gisee lii moo doon programme bu nga xamante ne si ñun dañ ci doon liggéey bien avant sax lii di am parce que tamit boo nekkee ci parti politique di xeex di def dara da ngaa war di gëstu ci li nga bëgg a yor bind ci waxtaan nañ ci déggoo nañ ci dinañ ko si dolli comme li Ismaïla wax dana am parallèlement un livre bilan mais un livre programme parce que gars yi ci rox bi comme ñoom loolu rek la ñuy wax non nañ leen wax nag tamit ñun vision bi fii leen jëm te man xam naa ni li ñu waxtaanee loolu buñ ko waxee gars yi balbaloo programme boo moytul danañ laf dem donc gis nañ ñeneen ñi nag vraiment xam naa ni jaaxle am na si beneen côté bi te Louga yi laay interpellé si loolu dañuy choisir entre aatu dafa ne damay dégg aatu ni Dakar du saf ñaari yoon dañuy choisir entre Dakar bu ñu màcc ba yàbbi ko ñu war koo fobaat wala Dakar bu bees am na côté boo xam ne tey boo fa demoon lépp lu nekkoon retraité ci Louga mi ngi foofu est-ce que Louga yi dañu pare pour jox seen dëkk bi ñoo xam ni dem nañ ba retraité ñoo xam ni biñ fiy nekk mënatuñu woon demoon nañ ba mënatuñoo jaale ji kenn parce que bu ñu demee ci dëj sax ñu yuuxu leen donc am na loo xam ne tamit il faut que ñun parce que nit ki su la joxeñee ñi muy àndal rek war nga xam fi mu jëm moom nag li ñu waxtaanee mooy ay jeunes la soxla yu seen loxo set wecc li nga xamante ne si mooy conseil municipal ñu yëkkati niveau bi te man loolu rek mooy sama rêve ba nga xamante ne si fii ak 2 ans Modou bu gëjoon Louga boo dikkee nga réer te mën naa nekk c'est bien possible donc ndaje mi xëy na liñ ci bëggoon wax yëpp parce que vraiment am nañ mbégte ba li ñu bëgg a génnee yëpp tey amuñu sax force pour génnee ko parce que taxawu bi ñi nga xamante ne si depuis ce matin depuis démb te démb donc ci ngoon lañ joxe information bi gone yëpp takk ñëpp génn tey bu ngeen gisoon caravane bi ñu def Louga yëpp dafa vraiment sama yaram daw na te mooy liñ doon waxante ànd bi Louga yi ñoo ko bëgg parce que wax naa ko dem nañ ci mag ñi déglu nañ grand place yi déglu nañ xale yi te ñenn ñi jàpp ni jeunes yi ñoom lañ àndal il risque de se réveiller vraiment ak mbetteel bu rëy li ci des nag comme dañ doon sële kii rek li ci des dinañ ko mën a yeggale ci biir campagne bi incha allah te man dutewuma ci am nañ victoire bu yàgg ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. leen ziar di jiital ci nuyoo bi Chérif sunu sëriñ sunu Chérif Maloum di sëtu yonent bi nga xam ne sànq moo teewoon fii ñaan pour ndaje mi ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin may nuyu également le maire de Nguidjila Idrissa Tall nga xam ne ñëw na tey teew ci ndaje mi di xarit di grand frère Amar Thiam vraiment wax fii wax ju rafet yoo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di remercier di nuyu Cheikh Omar Tall di doomu Thierno Bachir Tall ñu di ko jaale soxnaam si nga xam ne bi mu fi jógee yàggul di soxna Aminata Sow ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla xaari ko àjjana soo gisee ma tudd Cheikh Omar Tall fii ndax Thierno Cheikhou dafa nekk États-Unis yàgg na Amar Thiam man na maa seede
depuis pratiquement 2 ans mu bëgg lu dul rek Amar Thiam ñëw ànd ak man jàppale ma ci liggéey bi may liggéeyee Louga. je pense que Thierno Cheikhou woo na ma fajar woo na ma guddi woo na Amar Thiam boole dañu ci benn ligne de communication pour bëgg ñun ñu ànd nekk benn kon vraiment bu li amee tey aussi dama ko ci sant di ko ci gërëm moom Thierno Cheikh Omar. di remercier Birahim Tall di suma grand di suma mag di suma xarit yàgg maa tete ci mbirum politique. Birahim ku gis muy ànd ak man da nga yaakaar leneen moo tax mais non du loolu day sama mag am ci man estime yéene ma jàmm yéene ma lu baax kon Birahim boo doxee sama digganteeg Amar ba buntu feeñ ci kon buñ taxawee ci mbooloo mi dañ lay sant di la gërëm yow tamit di la wax ngàcca ngalaama. may remercier également ñoom Ismaïla Mbengue Fall nga xam ne saa yu ne loolu la may conseillé damay wax toujours monsieur le ministre fexeel ba ratisser large fexeel ba dajale ñëpp autour de ta candidature lépp njariñu Louga la kon is ngàcca ngalama ñi ngi lay remercier ne ko fi rek di défendre bilan mais yaa ngi fi également di xool nooy boole Lougatois ñu nekk benn parce que yaa ngi koy wane ci sport di ko wane fépp Ismaïla Mbengue Fall ñu lay sant di la gërëm may nuyu également Mariam Yesbak ci gannaaw Mariam Yesbak may nuyu sama famille fi nekk yëpp seen naa leen yéen ñëpp bëgg ma jee tudd kenn bàyyi ci kenn Papis Camara gis naa la ah les jeunes yéen ñëpp gis naa leen ma leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di dégal nag mention spéciale Atou Mansour également Atou nit ku baax la dox na lu bëri ci sama diggante ak Amar Thiam ndax Atou ko xam ne moo ko Amar Thiam benn lan lu fanaan ci Amar yendu ci Atou lu fanaan ci Atou yendu ci Amar mais Atou yemul ci loolu dafay nekk dëkk bi fu mu dox di ma fa défendre di ma fa taxaw ci grand place ak fépp kon vraiment dinaa ko sant gërëm ko ci biir mbooloo may gërëm di sant ñi nga xam ne ñëpp dox nan ci suma diggante ak Amar Thiam ba mbir mi sotti yombali mooy nuyu kilifa diine dëkk bépp di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ak seeni ñaan ci dëkk bi ndax Louga am jàmm Louga jëm kanam may wax ne di rafetlu Amar Thiam parce que Amar Thiam damay rafetlu d'abord choix bi nga xam ne def na ko muy décision boo xam ne décision bu courageuse la mu jël ko ànd ak man ndax am na ñu bëri ñoo xam ne tey tàllal nañ loxo Omar ci dëkk bi bëggoon mu ànd ak ñoom donc ñu bëri yaakaar naa ne fii ku ne bëggut a ànd ak Amar Thiam ci politique tamit da ngay wax lu la neex rek ndaxte nit moom politique ku sañoon di politique da ngay am unanimité mooy 100% am ñëpp kon boo amee kali bu mel ne Amar Thiam vraiment dañu koy sant di ko remercier Amar nag vraiment patriote la ku bëgg Louga la ndax bu nekkee ci conseil municipal bi lépp loo xam ne gis na ne xëy na moom àndu ci dafay taxaw défendre ko ne moom àndu ci terewul nag sama diggante ak moom dara yàqu ci ndax suma xarit la suma frère la yàgg nañ man ak moom yàgg nañ man ak Amar Thiam et puis fu ñu gisante man ak moom aussi ay relation amicale la ñu am parce que politique moi je me suis dit que ne amul solo saa ku nekk fa nga far na nga far fa nga nekk bu war jotee ku ci nekk dem ka nga àndal nga voté ak moom ngeen dem ñii gouverner yow opposé wu donc loolu mooy politique. kon Amar vraiment depuis pratiquement 15 jours ñu ngi waxtaan man ak yow di diisoo mais amu ci lenn loo xam ne xëy na génn naa ko wax ko parce que nit da ngay am bàmmeelu biir ku nekk nga seqal yaa li ngeen seq yéen ñaar yéen a ko xam te olof Ndiaye def naan politique du ëmb day wasin bu dee bëgg naa am résultat donc vraiment ma lay sant di la gërëm di la wax ne tey vraiment ànd bii nga ñëw ànd ak man kontaan naa trop te di la xamal ne yow ak sa responsable yi nga xam ne yaa leen boot incha allahu rabbi ànd bi bëgguma kese mu yem ci élection municipale yi comme ni ko dama bëgg mu continuer wéy dem ci leneen dem ci leneen ndax on est des jeunes on est de la même génération ah ñun ñëpp dañu am ay ambition pour lépp pour defar suñu dëkk bi muy Louga pour Louga jëm kanam kon vraiment Amar ànd bi bëgg naa képp ku ànd ak man mu jàppale ma ci ba mu gën a dëgër gën a suuree parce que lépp njariñu Louga lay doon. mooy sant sa responsable famille ak responsable jeunes yi
ak sa membre réew bépp nga xam ne dañoo ñu ànd ak yow parce que Amar waxtaan nañ benn yoon bi ñu waxtaanee daf ne ma effectivement wax na dëgg man Amar Thiam kase bu dee man rek mën naa ñëw ànd ak yow ndax yow sama xarit nga sama frère nga mais soxla woo man kase dama ànd ak mbooloo bàyyi ma dem waxtaan ak sama mbooloo kilifa bu yëgee mbooloom lépp lu muy def dana ci waxtaan ak ñoom disoo ci ak ñoom surtout position yu mel nii ndax tey bu doon sama cas aussi damay daal dajale sama mbooloo laaj leen lan mooy seen xalaat te fan ma girée ne ma nii la foofa laay jëm doo mën a jëm faneen fu dul ñoom parce que seen kàddu laa tënk jiite ko ànd ci ak ñoom donc njiit noonu lay def ma la ci félicité di la ci encouragé nga continuer ci voie boobu li des nag mooy élection yi ci la ñu jëm ñun ku ñu xam ne defar Louga rek moo ñu tax a jóg am na sànq benn femme bu fi jël kaddu di wax ay problème mu Médina Salaam man jàpp naa ne tey am na quartier périphérique yu bëri def naa fa ndax tey boo demee Médina garage tali yaa nga fa lamp yaa nga fa lépp nga fa mais tey Médina Salaam yeneen quartier périphérique yooyu sax nga xam ne def naa wul rëy ñoom dañ may mere par rapport ak Médina Salaam ndax Médina Salaam xam nga loo fa def déjà yàgg na depuis xaw ma ñaata 30 ans ñuy xaar pour jot ay kër mënu ñoo jot ay kër tey ñoom ñëpp jot nañ seen i kër ak seen i kayitu kër def naa fa ay centre de santé journée de consultation yi nga xam ne département bi lañ ko doon organisé lépp dañ ko jël yóbbu ko poste de santé Médina Salaam la nga des kay xanaa mooy ñi nga xam ne ñi ngi leen jëloon ci projet ISRA bi yóbbu leen Médina Salaam te pourtant dañ ma jox tey dañ ma jox 5000 kilomètres d'adduction d'eau mais lépp dañ koo jël xotti ko Ismaïla Médina Salaam pour ñoom ñëpp am ndox kon tey soxna si boo demee Médina Salaam da ngay dem nga rapproché wu ci ñoom Sidi Diallo ñoom Yàgg Ngom ak ñoom Massamba Seck boo demee ñoom danañ la expliquer réellement la lañ def seen koñ boobu ba nga xam ko bu baax a baax a baax a baax li ci des nag mooy Louga ñun dañoo am ambition pour Louga ñun dañoo am ambition pour Louga am mébét pour Louga ndax bu ñu sañoon tey kenn tudd benn dëkk te tuddoo Louga ba pare ci jéego yooyu la ñuy dox te ci jéego yooyu la ñuy continuer di ko dox te nag dara ñoruñu Louga soxlawuñ fi suuf soxlawuñ fi salaire américain xam na li ma koy wax soxlawuñ fi carburant ñu rien du tout li ñu soxla rek mooy defar xar kanamu Louga ba Louga jëm kanam bala may tàllalaat loxo waa Louga bala ñu dégloo tuuti waay bala may tàllalaat loxo waa Louga di leen wax ñu jox ma deuxième mandat pour ma àggale liggéey bi nga xam ne sumb naa ko fi am na yenn réalisation yoo xam ne incha allah rabi d'ici une semaine ngeen gis ay tali yoo xam ne dañ ko fi commencé defaraat ci biir dëkk bi kon man jàpp naa ne nii Amar Thiam def ci xolam bu rafet ak gëm la jeunesse gëm Louga xam ne maa ngi liggéey Louga mu ñëw ànd ak man pour jàppale ma ci yaakaar naa ne képp koo xam ne tey bëgg nga Louga doo déposer candidature ndax man damaa tàllal loxo ñëpp ni Amar Thiam amee xalaatam ne da ko ciy dolli ci xalaat bi ma ne ñëpp tàllal leen loxo ñëpp nag boo leen tàllalee loxo ne leen ñëw leen ñu ànd ci liggéey bi may liggéey ngir Louga jëm kanam ñeneen ñu ne na ñoom xëy na bëgguñu xëy na kon ñoom dafa am leneen loo xam ne moo leen yitteel lu dul développement Louga en tout cas man ku ma xam ne kenn du ma dégg may xastaate wala may wax lu ñaaw wala may tudd turu jàmbur du ma def loolu mais daal encore une fois bala muy yeex maa ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp ñu ñëw rejoindre nous ñu def benn liste unique boo xam ne liste Louga lay doon Louga ay gagné te développement Louga lay doon kon ma leen sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu